actualité politique bi. jërëjëf Ami ni nga ko waxee te noonu lañ koy defee saa su ne actualité politique la ñuy ñëw waaye fañ fay ñëwee si début ba du kenn ku dul maître El Hadj Diouf moom mi nga xam ne avocat la waaye it doonoon fi député émission bi nga xam ne mooy am fenn sa TFM wala si RFM si boppam démb génn na si wax ki nga xam ne mooy maître El Hadj Diouf moom nee na dafa positif woon maanaam si li nga xam ne mooy Covid 19 beneen bi nga xam ne moom la wax nee na li nga xam ne moo di màggal bi nga xam ne mooy màggal bi nga xam ne moom la ñuy sargale wala it di sant ki nga xam ne mooy Seexina Ahmadou Bamba Mbacké maître El Hadj Diouf nee na moom murit la waaye dëgg-dëgg du dem si màggal googu ndax Covid gi mën na faa am doole waaye te beneen bi nga xam ne moom la mujjee wax du lenn lu dul mooy ki nga xam ne mooy le président Macky Sall erreur bi gën a rëy nga xam ne def na ko du lenn lu dul mooy lan on doit vivre avec le virus ki nga xam ne mooy maître El Hadj Diouf nee na mooy Covid bi bu nekkee dëgg-dëgg moo ngi fi. kenn warul dem màggali ay kàddoom la moom nee na murit la nag waaye moom du dem fi nga xam ne moo di Touba Amina xaw ma ndax nag da nga dem Touba wala doo dem Touba. yàlla moo xam je sais pas encore pour l'instant. je peux pas prononcer. position la joxe rek. waaw position mais nag la loolu joxe question de responsabilité personnelle la. am na yoo xam ne état mooy jël engagement yi. donc moom bu fekkee mën na conseiller Macky na dem waxoo ko ne ko nangam mais li ci des nag ay kilifa ñooy décider. donc am na lu Oustaz Alioune Sall su ma juumul wax lu am solo mooy ba tey jii ñuy wax ak yéen ci cadre événement religieux yooyu président de la république jëlul engagement boppam toog ak kilifa yi waxtaan ci. dëgg la te loolu bu amoon rek ñu bëri dañ mais ay yóbbanteeg am na loo xam ne c'est sérieux ça devient sérieux lu sérieux nag lu sérieux moo koy kii mais ay yóbbanteeg ay joxe kii di joxe te am na loo xamante ni nii da nga dem ba toog par exemple Macky tey bu bëggoon. yenn yi ñu wàññi ko wala ñu réorganiser ko moom mu nar ko def dafa am lu koy yàqal déjà parce que déjà coow yu jug yëpp ñeneen ñoo tëb di wax te loolu mënoon na jël responsabilité am avant waxtaan ak kilifa yi directement toog ñoom directement waxtaan ko ñëpp gis bu ñu paree ñu jël ci benn décision bu final waaye comme que yenn ministres yi wax nañ ñeneen ñi joxe nañ seen xalaat coow lu tëmm na ñoo ngi jëm ci màggal te instant bi en moins de quelques semaines ñu yegsi si kenn mënatul changer leen te am na yoo xamante ne nii risque la aussi waaye daal lu ci mën tam man daal li ma ci gis ci kaaw saa waa ji maître El Hadj Diouf position am la joxe xalaatam la joxe mais gis naa ko tontu ne ko yow doo sëriñ même man gis naa ko mais waaw problème bi lan la li nga wax par rapport ak li nga wax Mame Khalifa mooy président Macky Sall il a l'habitude suñu amee benn sujet boo xamante ne bu sensible la pour ñu bëgg ko évoquer dañuy sànni sur le terrain un ballon de sonde Mary Teuw Niane moom moo def ballon de sonde bi Mary Teuw Niane génn na wax dañ doon évaluer réaction population bi par rapport ak sujet mës nga ko wax ci artistes yi sax mu ngi noonu mooy suñu voilà léegi nag lii di am ba des xam nga mooy lan dem màggali ak Covid bi c'est une question de responsabilité personnelle ku ne parce que dafa am loo xamante ne nag ci nit ñi ta liberté ma liberté se limite ta liberté se limite là où la mienne commence am na foo xam ne mënuma faa egg ak yow ndax loolu yow la concerné yow yaa si sa ndayu mbili bopp est-ce que yaa ngi comprendre man murid laa daw ma màggal kooku man la engagé du tax ma obligé beneen murid bu bëgg a dem màggal ne ko bul dem màggal parce que loolu yëfi boppam la liberté boppam la wax nañu ci problème mu màggal bi Serigne Mountakha wax na ne màggal insha allah dina am ñu boole ko bépp matuwaay bu ñu war a jël te moom en général sax bu joxee ndigal moom sayee c'est-à-dire bu ne woon dañuy màggal rek yem ca gars yi dañu màggal ñu neexee mais comme que doole na ci ay mesures ñi man gëm naa ne ku dem xëy na di nga ko bàyyi xel maam ci ñuy dégg ndigal parce que ndigal bi du ñëw rek màggal si mais daf ci tegaale ne nañ bàyyi yàlla xel mesures yi man li ma mënta comprendre par rapport ak mbas bi ba tey exemple bi may njëkk a jël mooy Côte d'Ivoire mbas am na fa mais le président Alassane Ouattara barki démb biñ koy tegaat pour mu doon candidat ci élection yi ñëw stade ba la fa mbooloo bi daje. waaw et maintenant. loolu daf ma jaaxal bi ñuy wax mbas dañu doon wax mooy lan distance maanaam naam distance 1 mètre ñëw ñu ne ñu dañuy raxas suñu loxo mooy lan soo tegee fenn teg fenn virus bi mën na am beneen ba sa gën a doy waar ñu ñëw ci takkum masque yi tey damay dugg kaar ma takk masque keneen takk masque est-ce que virus bi nit ñu koy waxee ndax masque bi mën na koo stopper ndax mën na koo téye boobu des naa taxaw
on doit vivre avec le virus tey ñu ne ñu Ndakaaru dañuy tere bépp rassemblement par rapport ak mbas bi mooy lan rassemblement yi moo koy andi ba tey jamono gii Ndakaaru la fa doon am tey ci plage yi soo demee nit yi nekkatuñu fa tey yow nga teree mbas boobu tey ñu ne diggante Thiès Dakar Touba Diourbel moo ëpp li nga xam ne mooy nombre de cas ak Kaolack ñu ne dañuy dem ak Kaolack ñu ne dañuy dem ci li nga xam ne moo di màggal maintenant suñu dem ci màggal te Diourbel ku ko wax Touba bokk na ci liñ fi njëkk a wax li ñu njëkk a wax saa su ne rek damay pointer foofu li ñu wax ne foofu am nay cas et maintenant nu ñu demee ci màggal xool nombre de personnes ya nga xam ne moo fe ne est-ce que tey takk masque rek mën na tax mesure barrière rek mu yem fa beneen bi mooy lan kan moo mën a taxaw je suis Mouride mais kan moo mën a taxaw ne mbooloo bi nga xam ne foofu yëpp mooy ñëw mën nañ respecter li nga xam ne mooy mesure barrière et maintenant face ak loolu am na foo xam ne suñu fa tolloo dañuy am li nga xam ne mooy état mais dëgg-dëgg it foofu lañ war a xoole bu nekkee état bi rawatina bu nekkee le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ni ñu doon waxee mbas bu nekkee ne mbooloo boobu dafa bëri tey ñii la ñuy xaar seen taxawaay nag par rapport ak ci màggal bi man ci laay gëm ne mas am na par rapport ci màggal gi laay xool ndax mas am na wala amul ndaxte it mënoo wax ne mbooloo bi mënoo wax dajaloo bi tey Touba la fay daje ci nit mënul leen wax mesure barrière tey nit mënul wax takku masque ba virus bi bu nekkee nit ñuy waxee ne am na ba foofu noonu maanaam du fa dem et maintenant face ak li am yëpp état bi ana nan la war a taxawee pour jël li nga xam ne mooy responsabilité mu xam ne moom moo yor fi nga xam ne moo di Sénégal. xam nga Daouda en fait takk masque mën na atténuer propagation virus bi takk masque en toute sincérité mën na atténuer propagation virus bi tu sais comment parce que tey ki nga xamante ne moom moo infecté ndax fi ñu toll nii moom mooy ñun ñëpp nous sommes des cas asymptomatiques mooy ñun ñëpp ku ci nekk porteur sain nga soit mi ngi ci yow soit nekkul ci yow mais mën ngay nekk di dund ak moom te doo ko xam parce que foofu la virus bi toll mais par contre bu nekkee ci man te xaw ma ko ma takk sama masque yow ñu ñaar ñu nekk amoo dara nga takk masque wàllante bi mi ngi ci salive bi nga xamante ne tey xam nga nit ñi léegi booy dañu am na ñoo xam ne bu ñuy wax day am ay goutte de salive buy génn ci ñoom di dal ci kaw nit ñi léeg-léeg nga taxaw di wax ak nit nga gis am ñuy génn ci gémmiñam di dal sa kaw léeg-léeg yow doo sax maîtriser fu muy dal ci sa kaw je pense que boo takkee masque dina am lu mu wàññi mais ñaata masque bu dee ci événement yi jëm masque yi nag war a jël ay jours bañ na ko masque yi foofu noonu ñoom Guy Marius Sagna dañ doon def li nga xam ne mooy mars mais liñ leen wax seen mars bi ngeen di def amoo leen masque bi nga xam ne moom la ñu considéré que mooy masque bu baax bi. bu baax non dañ leen bëgg a aay rek. non pour te dire rek. non Mame Khalifa du loolu. xam nga problème mu masque yi tout à fait au début. médecins yi dañ doon wax naan. masque chirurgical yi. su bëree ba bëri. 3 heures lañ koy takk. si journée bi 3 heures de temps. soo paree nga sànni ko ci biir poubelle. mais xam nga li ñëw dal nit ñi ci problème masque yi mooy dañu commencé woon au début masque yi nekk loo xam ne dafa inaccessible ci population bi mooy lan dafa cheroon parce que dafa amoon ñu bëri ñu jëndoon masque yi jël ko di ko jaay par stock ñu ngi doon jaay maa ngi koy wax fii ne ñu ngi ko doon jaayee paquet 50 bi ñu ngi ko doon jaay presque ay 50 000 francs xaw ma 30 000 est-ce que yaa ngi comprendre am na ñu doon jaayee ay paquet 45 000 paquet masque. fi ñu toll nii masque bi nga 50 léegi tey dem nañu ba masque chirurgical yooyu dafa am mi ngi am yu niroog masque chirurgical te du masque chirurgical. ñu ngi koy jaay ci tali bi ay 300 francs ay téeméer masque yooyu noonu xëy na jël la pour takk sa kii nii rek mais amul benn protection déjà c'est exposé au soleil yaa ngi dégg masque tissu yi ñëw na nit ñi. masque tissu yi moo gën a accessible ci ñoom am na ñoo xamante ne ñu ngi sàmmante ak hygiène bi masque yi am na ñoo xamante ne sàmmante wuñu ak hygiène masque yi il faut savoir que ni mbas bi dafa ñëw dal ci population boo xamante ne pauvreté daf fi nekkoon dafa dal ci population boo xam ne dañoo amul seen ay mode de vie dafa dal ci population boo xamante ne dañoo tàmm wàllu communauté sociale sociabilité moom moo am ci réew mi tey lu mel ni màggal Touba jar nañu jël ci ay mesures yu am solo ndax nit ñi niñ fay dundee. dafay bëri surtout ci yenn lieux yi nit ñi dañuy bokkante kaas di naan café. Touba lekk amul man kër gi laa dal
da ngay dox ba mu yàgg dajeeg lekk nga sukk lekk. yow xabru rek boo si dugg rang bi dina war jumaa ji nii la ñuy def nii. dañuy tàncaloonte. tàncal léegi nag bon li am ba des daal mooy. li ma leen wax ne leen. responsabilité personnelle la. kenn ku si nekk nag boo jógee di dem. ngalla waaye na nga sàmmoonteeg ak yelleef yi. te ñu bañ a def suñu xel ne mbas amu fi. buñ ko defee suñu xel musiba dina ama nañu jàpp ni am na ku nekk nga jël sa ay mesures. ne serait-ce que pour sàmm sa bopp. ak nag soo jógee ci màggal kër ga ngay ñibbi nga sàmm waa kër ga nga war a fekki. man loolu laa jàpp ne xëy na loolu mooy solution. mais quant à digal nit mu dem wala tere nit cela loolu moom bokkul ci suñu ay kii daal. Oumou Sakho ñu ngi leen nuyu bu baax di la ñu ngi lay jàmmat sànq rek. namm nañ la di la kontaane daaw dañu ñëw ci deuxième actualité bi. deuxième actualité bi dañuy ñëw si li nga xam ne it ba tey politique ki nga xam ne mooy le professeur Babacar Diop nekk fi nga xam ne mooy université Cheikh Anta Diop moom mi nga xam ne da doon ibbi li nga xam ne wala inauguré siège am bi nga xam ne parti politique am bi fa la am nga xam ne ñi nga xam ne ay activistes yu bëri ñëwoon nañ fa ki nga xam ne mooy le docteur Babacar Diop moom génn na foofu wax li mu wax mooy lan li nga xam ne mooy troisième mandat fi nga xam ne mooy ci Sénégal dañ koy tere waaye kaddu yi nga xam ne moom la ci teg du lenn lu dul li nga xam ne moo xew Mali mën na fee xew mais bu fi xew du lenn lu dul mooy révolution maanaam démocratique mooy am beneen kaddu yi nga xam ne docteur Babacar Diop moom la wax du lenn lu dul mooy ki nga xam ne mooy le président Macky Sall na xam ne li nga xam ne dañ ko fee bañaloon Abdoulaye Wade li nga xam ne moom da ko fee bañoon moom duñ ko nangul bu nekkee ne moom dafa xalaat maanaam troisième mandat na ko xalaatee feneen waaye sax du maanaam du bokk sax si ñi nga xam ne ñooy candidat yi rawatina bañ ñaan da koy gagné ki nga xam ne mooy le professeur docteur Babacar Diop kàddu yi mu mujjee wax lool la du lenn lu dul mooy fi ñu toll nii révolution populaire mën na am bu nekkee ne le président Macky Sall dafa wax ne moom dafa bëgg a doon li nga xam ne mooy troisième mandat ci élection yi nga xam ne moom la ñëw loolu la docteur Babacar Diop wax. troisième mandat bi waaw professeur autant pour moi. nee na da indi révolution populaire. comme li am fële Mali. wala bu nuyoog moom. mais bi démocratique lay doon. bu démocratique c'est-à-dire bi civilisé. xam nga problème mu troisième mandat bi problème la boo xamante ne ba tey dañ koy cof rek Macky Sall da koy yëkkati. population bi wax ñu teg ko génnee ne dañ koy cof rek. duggaguñu ci fond problème bi man nag xam nga lu ma gëm. mooy Macky Sall dund na ak ñun benn xeetu ci deuxième mandat bi benn mbir boo xam ne ñam na forcing. dara fekku ko ci. te mën na amaat. man balaa ñuy continuer damaa gëm ne en 2024 Macky Sall day présenté wu. bien sûr. man gëm naa ko. il va se présenter. ndax bu nekkee côté yoon la ñuy waxee rek. nul ne peut faire 2 mandats consécutifs de 5 ans. moom jaarale na ko sa référendum 2017 ba. boobu jàll na consécutif de 5 ans. mooy maanaam 7 ans bi nga xam ne fa la nekkoon jeex na. mais côté forcing mooy lan. boobu ak léegi du Macky wax leen lu mu bëgg a def te defu ko. du opposition du force populaire. lépp loo xam ne bëgg na koo def na ko. neewoon na leen parrainage dañuy jëm parrainage dañ jëm. neewoon na leen juróomi candidat ngeen di am juróomi candidat la ñu am élection yi nee na leen 58% moom laay am pour gagner am na ko boobu ak léegi wax ma rek fan la coo am wala li maanaam lépp loo xam ne le président Macky Sall da ko bëgg a def na ko te coo amul te beneen ni seetlu woo leen ko jamono gi ñu nekkee ci mbas xool leen rek du leen lu mu jënd arme rek lay jënd toog lépp lu mu bëgg a jàllale da koy jàllale. moo tax ma ne la. xam na fu muy jaar ba def forcing. te aussi lii da mën na ci jàng kaawu Mali bi jàngal na ci lu bari quoi c'est-à-dire mën na ko gën a renforcer moo tax voyage am bi nii ñuy wax nii muy dem France ñàkkul ne dinañ ko jox orientation yu baax parce que gis nañ Macron li mu wax fële Mali d'accordul ci ni mu demee te dañu moom ci boppam moo njëkk a demander à ce que ñu delloowaat président bi IBK ci siège am moom ci boppam IBK ci boppam moom moo rejeté ne bëggatuma comprendre nga donc boo seetloo moom ci boppam mooy seen chef moo leen di jox orientation te moom bu leen ji xasee ba jox da leen di bañ fit parce que danaan leen carrément lii moo ci mën a nekk boo xoolee Sénégal Amina mu ngi naan gisul
gisul lu ko mën a téye parce que ñaar ñoo ko mënoon téye muy opposition bu dëgër wala bokk jeune foule mooy li waa ji wax sànq. soulèvement populaire. voilà benn soulèvement populaire boo xam ne ñi koy diriger ñan la ñuy doon xanaa duñ ne ñii nga xamante ne nii fan yi yëpp ñoo ngi woote te presque jeunesse bi sax ni ñu war a ñëwee ñëwuñ ko donc pour vous dire que li ko waroon a baare presque lépp amatul force bu ko mën a téye. armée bu indépendante boo xamante ne exactement mooy troisième élément bi armée bi ki nga xamante ne nii ñoom ñoo waroon def par exemple benn transition bi ci bu ñu yeggee ci troisième mandat bi ñun askan bi yaakaaruñu ne dana taxawee noonu bés bu Macky confirmé ne dafay ñëw def troisième mandat te xoolal récemment 3 ans yëpp li nga wax moo ci nekk mooy da leen di gën a duufal da leen di gën a jàppale donc loolu mën na tax ñoom ñu jàpp ne jaruñuy def benn action boo xamante ne nii mën na ko yàqal troisième mandat am. dee ko seetlu fi nga xam ne yëpp am na ñoo xam ne dañoo retraité. ci armée bi. ci bànqaas yu kawe yëpp ci Sénégal dañoo retraité mais da leen faa maintien la fa def boobu rek benn la ñaar ba ñuy dem élection bii passé nii siège APR bi nga xam ne moo andi woon coowu Barthélémy Dias bi gis ngeen siège boobu dañ ko tabaxee man boobu bi ma rombee tabax ko laa ne leen kii pareegul ki nga xam ne mooy Amadou Ba moom xam ngeen troisième mandat ñoom ñoo ngi def seen xel ñoom ba 2035 et beneen bi si gën a doy wax mooy moom ak ñi mu àndal pare nañ ba pare ñoom gëmuñu ne 7 ans yi passé bokk na si. léegi nag soulèvement populaire boobu mooy Amina chaque jour question bi muy posé mooy lan suñ fi yeggee ndax am nañ population bi nga xam ne Mali moom la am. et malheureusement loolu population bi sax defuñu dara armée bi ñoo jël seen responsabilité li jaar woon si Abdoulaye Wade day jaar fi population bi génn indépendante boobu la ñu am xolal kii Amina population Mali ni ñu daan génnee di def xam nga loolu sénégalais sax defee wuñ ko noonu. moo ñoom amoon nañu ay leader ak nitu diine yu jugoon taxaw temm di wax ak président bi lijjantiwu leen armée bi ñoo jël seen responsabilité bopp moo tax lii am mais bu ñu nekkoon population bi rek dara du am. mais xoolal Sénégal imam Dicko. imam Dicko je ne pense même pas. imam yi ñu fiy wax mooy imam yi nga xamante ne nii yow dama yàlla déggal mais peut-être ñoom ñoo choisir def genre communication boobu bu pacifique boo xam ne. imam yi nekk Sénégal la yàkkamte ñu tey ñu woote palais bañ dem. li imam di ko bañoon mooy 5 millions yooyu la fois passé toog nañ ci neen 200 000 sax soo leen joxe ñu jël ay imam yoo xam ne dëgg-dëgg xoolal dee ko seetlu dañ naan la diine politique àndul tey diine politique boobu àndul tey suñ ñëwee bu politiciens ñooy jox leen xaalis ñu jël. bu politiciens yi woo leen wàccee kaamil ñu jël mais tey nag suñu taxawee war a ne ki nga xam ne mooy imam bi dafa war a taxaw xutba wax gestion wu cité nan lañ ko war a yore duñ ko wax. pour te dire rek wax la ne ñoom bu leen di arrangé ñu jël bu leen arrangé wul du lii mais malheureusement minorité bi nga xam ne ñoo fi taxaw comme genre maanaam imam di ko yooyu chaque jour dañ leen di collé loo xam ne wàllu diine wàllu terrorisme ñun ñëpp gisandoo nañ ko. c'est vrai aussi c'est vrai dañuy jaajëfal Erdogan mu ne c'est révoltant dans ce cas-là le problème ce n'est pas Macky Sall c'est nous les Sénégalais qui sommes nuisibles à nos lois à notre constitution à notre démocratie nous sommes nuisibles pas plus. c'est vrai aussi mooy li ma leen di wax problème bi mooy gis nga population pour mu xeex il faut mu booloo tey boo tegee 10 jeunes yoo xamante ne dañuy jóg xeex par rapport ak li am ci réew mi 30 dañuy ñëw taxaw ne la ñu rek Macky Sall ñoo ànd. xam nga beneen bi day am ñu ne yaanaa maar am ñu ñëw ne ñoom lañ bëgg seetlu na yaanaa envie des jeunes yoo xam ne dañoo jóg di maanaam nga gis ñoo xam ne te dee ko seetlu ñi naan yaanaa envie ñu bëri université lañ ñëw kon dañoo cartouché lekkum xaalis moo leen yóbbu ki nga xam ne mooy le président fu ñoom ji jugee ñoom ñu taxaw fàqatal la ko. mais mouvement ñoo lànk ñoo bañ amoon na beneen mouvement boo xam ne moo koy concret ñoo nangu ñoo booloo xaw ma. ñoo nangu ñoo booloo non c'était pour yàqal leen rek mais yàggul la yaakaar naa une semaine. waaw mais problème bi moom mooy. c'est des jeunes sénégalais yuy jóg yàqal ay jeunes sénégalais. exactement yoo xamante ne dans les normes ñoom ñu waroon bokk benn conviction. xam kañ la gën a feeñ sax mooy jour bi ñu jàppee ñoom seen marche bi même jour bi ñoom it ñu def demande. voilà pour def marche aussi même marche bi pour rek. comme ça préfet wax ne ñaari mbooloo mënuñoo dajandoo ci benn bërëb te bokkuñ li ñuy xeex kon donc annulé naa ñaari. non ñoo koy loolu dong moo taxoon. ñoo koy créé te dee ko seetlu ñoo ñaan ñoo lànk ñoo bañ ñooñu suba ñoom la ñuy xëcc ñu ñëw
tekki ñu baal ma si kaddu gi du loo xam ne am nañ ko. mais après day xool liñ siy seen jublu lépp mooy lan nuñ siy amee koom-koom après koom-koom boobu ñuy am nag après ñoom ñooy ànd ak Macky Sall ñoom nag après ñoom ñooy lor population bi nga xam ne lor léegi ñoo ngi bëgg maanaam jàngi nuñ ko defee ndaxte day baax sànq maa ngi leen di dégg ngeen koy wax imaginer leen jamono gi ñu ñaan ñu 3e mandat xool leen wala xool leen de 1960 à 2020 xoolal li nga xam ne moo xew si CFA yi ndox bi xale yi niñ si doon xuuseek loolu noonu te tey bu ñoom gii jógee ne dañoo war a mars daa war a baax dafa war a lii nga gis nit koo xam ne dafa nekk université dafa cartouché jàngul tey intérêt rek a ko yóbbu ki nga xam ne mooy ñiit bi koo koy taxawaat ne ñun ñoo bëgg ñun ñoo nangu. en tout cas daal li am ba des mooy gis nga man j'ai pas peur pour li am Mali am Sénégal parce que wax naa leen fii quelle population nous avons ici quelle armée nous avons te ñii ma gis nii population sénégalaise bi non du ñoom ñooy ñëw di def ay révolution démocratique wala mënuñu ko Baba Seydi nee na Macky Sall mën na fi def 20 ans Baba Seydi Sénégalais ay ragal lañu maa ngi lay ziar Baba Seydi war na dëgg gi nga war a leen mooy Sénégalais mooy ñun mënuñu booloo xeex mënuñu booloo xeex da ngay gis xoolal ay nit mais ay mouvement ay ñoo lànk ay frappe France dégage minorité lañu ci ñi am ci réew mi et pourtant soo demee am nañu ay représentants ci goxaan yëpp mais teew taxul ba tey suñu jógee nga gis ñëpp booloo ànd ak ñoom man da ngay découragé billaahi da ngay découragé te pourtant li ñuy xeex ñoom dañuy xam ne lii moo war non attends li ñuy waxtaane seen kër yi moom la ñuy génn di ko xeex si mbedd mi léegi ñi koy wax ci kër yi ñooy toog naan ñi amuñu métier wala ñi dañoo ñàkk fayda maam loolu déggal ne ku koy wax tey imagine nekk nga kër goo xam ne am nga fa rakk joo xam ne étudiant la yóbbu nañ ko UVS doxalam baaxum comme man dañ maa yóbbu bi ma amee sambak UVS dañ ma yóbbu anglais ma ne leen yàlla tere loolu mënta raw li ñu naan sacrifier nit mënta weesu nga dem UVS tey alhamdulilah damaa opté ne maa ngi def ci journalisme tey alhamdulilah ñoo ngi sant waaye ñama fa boon ba tey puusuñu paasuñu ñoo ngi ci 2e année mais fii enquête 221 les étudiants yi nga xam ne les non orientés jaar nañ fi ñi nga xamante ne dañ leen jël orienté leen ci secteur privé bi ñu nekk di souffrir fii jëlee leen ci ay dëkk yu sori ñuy souffrir fii si Dakar jaar nañ fi da nga leen di dégg tu as les larmes aux yeux donc nag mu ngi noonu quoi Sidi Cheikh neen Amina Macky n'ose pas faire un 3e mandat Macky il ose beaucoup plus que cela Sidi ose beaucoup plus que cela Sidi yow xam mais nag avocat nee na le port du masque est radical il protège le nez et la bouche moom laa la expliqué ne la port de masque bi mën na atténuer propagation virus loolu moom c'est une vérité absolue maintenant il existe dans les marchés des masques lavables au bout de 2 jours qui coûtent au coût de 50 centimes moins parfois maintenant mais léegi c'est vrai même masque tissu yi sax da ngay gis ñoo xam ne dañ koy maye tailleur ñu ci bëri dañoo maye mais problème bi ardo mooy nit ñi hygiène biñ ci war a àndal la parfois nga gis hygiène bi da ngay gis léeg-léeg masque yi tu sens que lii nii toppatoo bi ci war amu si voilà mu ngi noonu quoi ba pare nag mais nee na nag problème mu màggal gi nag bon c'est une question de responsabilité personnelle moom laa leen wax nit nag moom yow yaay sàmm sa bopp soo demee li Serigne Cheikh doon naan ku nekk na nga yar sa kër bu ñu génnee ci mbooloo mi dinañ xam ko yaru dinañ xam koo xam ne kenn yaru leen bu ñu demee ci màggal gi nag noonu lay demee dinañ xam ñan ñoo yaru ak ñan ñoo yaru ñan ñoo nekk responsable quoi comme ni ñu ko waxee moom murit ndigal te ki nga xam ne moo di Serigne Mountakha wane na takku maskam te niñ koy waxee ni bis bi nekkul bis boo xam ne dañ koy lii daaw nag sa dernier temps moom ndigal tënkootu leen ci non nga ne ces derniers temps tënku ci ndigal murit non bëreetul ñu koy def non am na lu bëri loo xamante ne kaas nañ ko fii te lan moo ko waral c'est parce que sëriñ bi génn na wax bu ñu demee ba Touba n'a jamais eu d'émeute émeute mosul am Touba mais bu ñu demee ba ay xale génn ci ay confinement ak ay couvre-feu di taal ay pëne sëriñ bi wax ne dellu leen seen kër ñu continuer di manifester y a des nouveaux types de meute non li nga wax moom pour dire vrai lu am la mais comme ni ma koy waxee saa su ne ñi nga xam ne dañoo gëm yoonu Seexina Ahmadou Bamba Mbàkke te ñi nga xam ne gëm nañu Serigne Mountakha mooy seen xalifu moom mooy ki nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba ndigal gi mu joxe du leen mooy mesure barrière yi nañ ko matal état bi nag war na see jàpp moo tax ma ne rek képp koo xam ne yaa ngi wékku si ki nga xam ne mooy Serigne Mountakha mesure barrière yi nga xam ne moom la diglee rek képp kuy ñëw na nga ko matal
merci beaucoup c'est bon pour le chat du bien. beneen bi mën na ñëw par rapport ak Mali gis nañ boobu ak léegi comme dañu topp histoire bi boobu ak léegi fi ñu toll nii bi nga xam ne coup d'état bi am na wala it li nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy le président si boppam moo démissionné ñi nga xam ne militaires yi nga xam ne ñoo jëloon pouvoir bi nee nañ dañoo bëgg benn maanaam transition boo xam ne 3 ans lay durer 3 ans yoo xam ne dañuy defaraat dëkk bi 3 ans yoo xam ne dañuy tegaat dëkk bi si raay bi maanaam 3 ans yoo xam ne bu fi li nga xam ne mooy waa civil bi suñu waree yor nguur gi dinañ xool ban anim lañ ko yoree ki nga xam ne mooy IBK moom it génn na wax li nga xam ne moom la génn wax du leen lu dul jàppale ni militaires yi li nga xam ne Mali moom lañ bëggoon def nañ ko mooy lan jëlaat nguur gi teg ko ci ay loxo yi set mais comme jamono gi militaires yi nee nañ dañ koo bëgg a defar ndaxte li nga xam ne mooy wàllu terrorisme li nga xam ne wàllu guerre yi Mali bëri na jafe-jafe yoo xam ne dañ ko war a yor defaraat ko nga xam ne suñ koy tegaat ci loxoy keneen dinañ xam ci loxoy kan lañ koy teg waaye rek ba tey wax leen ci wàllu Mali boobu ndaxte ki nga xam ne mooy CEDEAO dem nañ gisi ji ki nga xam ne mooy Ibrahima Boubacar Keïta pour mu toogaat ci li nga xam ne mooy ci nguur gi mais Ibrahima Boubacar Keïta nee na leen fi ñu toll nii man jeexal naa bëggatuma toog ci li nga xam ne mooy nguur gi waaye ba tey militaire yooyu li nga xam ne moom lañ wax ak waa CEDEAO du lenn lu dul mooy jamono gi ki nga xam ne mooy Ibrahima Boubacar Keïta duñ ko toppee ci dara waaye ñaar yi da koy matal mooy lan bu ko neexee mu toog ci dëkk bi wala bu ko neexee mu dem à l'extérieur faju waaye dëgg-dëgg lañ fa mën a jàpp du lenn lu dul militaire yi fi ñu toll nii nee na nguur gi bëgg nañ ko yor 3 ans yoo xam ne dañ koy defaraat teg ko ci raay yi ba nga xam ne képp kuy ñëw di ko yoraat dina xam ana nan lay yoree fi nga xam ne mooy Mali. waaw lii fi mu mën a jaar fii la Mali mën a defaroo comme fii la Mali mën a yàqoo. léegi nag li ñu réussir fii nii. nañu fexe nañu bañ ba français yi bañ a tegaat seen loxo ci parce que ñu ngi murumtu waa Russie su ma juumul. Poutine ci ginnaaw affaire yi. taxaw nañu di def moom kay ñëw na fi ñu toll. man li ma ciy kii nag mooy benn côté bi ñoom ils sont pacifiques parce que au moins demandé nañu xam nga barki dem fi ñooñu toog maa ngi bàyyi xel li bi baa wax ne bu ñu wax ne coup d'état moo am parce que bokkul ak li am nii. non donc bu fekkee ne nag coup d'état amul te armée bi ci boppam nee na ñoom ñooy téye nguur gi ba 3 ans loolu nu ñu koy tuddee wala day def li Adama Barrow waxoon ne xaw ma moment de transition 3 ans bëgg a dem 5 ans. non xam nga nag fi ñu toll nii. xam nga fi ñu toll nii. bëgg-bëggu maliens yi militaires yi def nañ ko. ni ko Ami di waxee kàddoom la. mais est-ce que duñu libérer aussi. non li Mali di wax. li Ami di wax ay kàddoom la. fii la ñuy jaaree mën na dem ba fa fii la ñuy demee ba taxaw tey mooy lan militaires yi nañ xam ne li ñu def mu yomb neex ba nga xam ne amul émeute amul ku ñàkk ba kenn mooy lan population bi. dañ ko bëgg maintenant fi ñu toll nii bu nekkee 3 ans lañ ko yor 3 ans yi ana nan lañ koy yoree mooy lan. est-ce que dinañ tegaat Mali ci raay bi nga xam ne fi ñu toll nii. est-ce que surtout l'armée malienne pourra gouverner. waaw parce que entre armée ak gouverner. bokkul moom loolu sax dama jaaxal ba léegi sànq baa nga xool image yu waa ji naan est-ce que kii jox na ma leader boo xam ne day do xam nga lu ma bëggoon poser est-ce que kooku dafa jàng politique. sincèrement man de ba pare amul opposant bu mën a ñëw taxaw pour que bu ñu demee élection bu jël Imam Dicko il a rendu les tabliers lan la wax li mu bëggoon moom mooy que matal na soit libre matal na ko pare na si ñëwul pour déposer candidature am te bu doon déposer candidature le fait qu'il soit un religieux ñoom ñëpp ciy opposé wu et vous savez très bien que en Afrique les religieux ne dirigent jamais. exactement maintenant nag par rapport ak militaires yi. mais yow d'accord nga ñoom mu libérer actuellement pouvoir bi wala mu maintenir ko. Qui ça Imam Dicko moom waa ji moom. militaire yi waaw. non l'armée ne sait pas diriger. Madu ko. dala dina metti de. parce que xam nga jàpp naa benn tradition dina metti de. attends diriger dëkk dafa am lu mu laaj et tout d'abord il faut que démocratie am et au sein de l'armée ñoom dañu nekk ay nit yoo xamante ne dañuy wéy ci ordre amuñu discernement y a pas de démocratie là-bas. ñoom ordre la ñu xam ordre exécuté. alors que diriger un dafa pays laaj ay discussions kii diplomatie et autres. voilà c'est ça en fait. li nga wax moom loolu la jamono gi Mali fii lay jaaree dem ba abadan wala fii lay demee tax maintenant nag militaires yi nga xam ne ñooy def maanaam transition maanaam c'est trop. wax dëgg yàlla 3 ans bëri na man d'accord naa benn 5 mois benn 6 mois wàllu terrorisme ak yooyu yëpp nga xam ne dañ koy tegaat mais maintenant nag est-ce que population bi dina leen bàyyi pour ñu dem ci 3 ans voilà loolu aussi sincèrement waxuñ ci 3 ans ba bëri léegi na population bi ñoom agiruñu ndax d'accord nañ ci proposition bi. effectivement mais bon pour l'instant xam nga la population tey li ñu am comme liberté l'armée moom moo ko xeex. est-ce que dañuy ñëw nag dem
à l'encontre de l'armée reste à voir loolu aussi. parce que am na seen benn mbébét bu armée bi sottil léegi nag aller à l'encontre de l'armée est-ce que ça les arrange loolu tamit beneen cas la de. beneen cas bu ci nekk mais dañuy jaajëfal équation la. Alou Wade nee na Sénégalais seen problème du ragal xaalis la c'est vrai Alou tu as parfaitement raison parce que achat de conscience dafa am fii Sénégal ba tey ju nekk tu si waaw mais ragaluñ de. si Sénégal achat de conscience daf fay am waaw mais ragaluñ. ju nekk tu si léegi Sénégalais bi- nekkatul junneeg tësi sax xam nga moom mooy lan mooy méthode Ablaye Wade la Macky Sall nekk di adopté nii waaw. mooy fekk benn maam Khalifa bu yàgg galère nga ñëw woo ko def ko riche mais au début day dem au début convaincre. commencé wul noonu de. non mais- deful woon noonu waaw, mais- parce que mais- dafa mais so- léegi nag dama xam ne Exactement. loolu mooy dox ci dëkk bi Exactement. xam nga nag maam ma wax la Mhm. kàddu googu saa su ne dama koy wax ñu ne jikkoy wutkat du jikko bi ñuy dem en 2012 gars yi dañoo maaroon si Abdoulaye Wade mu ñëw andi ne soo leen ba joxe dëkk bi dama koy defar ma wax la leen Macky xam nga lu muy dund nii Abdoulaye Wade bi muy jeexal lii la doon dund mooy lan yow jamono Macky début bi gëmul woon ne ay achat de conscience dina am mais pour mu dem pour mu mën a régner normal pour mu mën a li mu bëgg mu def ko mooy lan tey foo mu dem achat de conscience gis nañu élection présidentielle yi nga xam ne amoon na fi xaaj ba fa nekkoon ñëpp junni lañ leen jox ak tusi tey mooy lan am na ñoo xam ne dañuy fekk yow nga galéré ñu ne la li ngay dund nii du dund tey yow boobu ak léegi yaa ngi xeex bi amul njëriñ kaa ñu jox la xaalis Abdou Karim xurum xaq gis nañ ko bi mu feebaree fu ne jaar nañ fa ñi naan dañ koy jéem a faj ak fu ne mais tey est-ce que ku mel ni Abdou Karim xurum xaq am na pour nga wàññi ko gis ko bëriwul tey seetlul tey suñu demee ba naan chef de la maanaam de l'opposition xam ngeen ni Idi si la noppi waale ñu ne opposition nga chef de l'opposition ñu ne la daa am xaalis bu ñu lay jox ba tey déggatuñu ko mais tey gis nga tey ki nga xam ne mooy maire Parcelles bi dañu woon lu mu wax du ànd ak Macky tey luñ ko fal PCA mu fayeeku leen 7 millions tey dañuy fekk benn daawda boo xam ne dafa galéré 700 maanaam 7 ans si politique xote na yorul maintenant nag gëm-gëm wala woote boobu noonu après ngor moo si des ngor ak alal mais dañuy dem ba jël alal bi def la ko ne la tant que jëloo alal bi dund bi nga bëgg doo ko am li mu wax dëgg la merci beaucoup voilà merci beaucoup Babou Seydi nee na en Afrique on n'a pas un problème de leader nee na en Afrique on a un problème de leader le véritable problème du Mali ce n'est pas IBK problème bi mooy après fan la Mali jëm IBK nee na moom bëggatul moom nee na boo wàcc léegi xam nga c'est une forme de mettre à l'épreuve le peuple et pourtant CEDEAO bi ñoom dañ ko proposé ne ko mën nañu fexe nga delluwaat ci Chine. vous savez li bataille de Russie la IBK xam na bu baax bataille de Russie la loolu sax dafa je vais dire man bëgguma parce que ñoom ñëpp IBK c'est un Macky Sall ils ont réduit l'opposition de leur pays ok moo tax it kenn yëgu leen kenn déggu leen tamit ci coow li boobu ba léegi. dafa dem benn Sonko ngay dégg moo nekk ci yenn combat yi. où est l'opposition du Sénégal. ñoom ils sont entrés dans un mutisme boo xamante ne tu n'arrives même pas à comprendre. dëgg la de. voilà mu ngi noonu dëgg la. Alou Wade nee na. ñu dem ah. Sénégalais moo bëgg xaalis bëgg sa réew ak bëgg xaalis nag moom Macky Sall xam na Sénégal dafa bëri ay nit yu sonn nit ñu ñàkk. voilà. Ardo Kanen, Isaac Foster, président de la Cour suprême d'avant, disait à Senghor, monsieur, vous serez obligé de faire avec nos erreurs. Et s'adressant à Mamadou Dia, président du conseil, si vous prenez des décrets. C'est ça aussi, hein.